Assalamualaikum mbokku Sénégal, assalamualaikum mbokku diaspora bi, assalamualaikum suñu mbokku Bawol-Bawol yi, assalamualaikum yéen waa MPES jëf ak jariñ. ñoo ngi leen di nuyu Ibou Dieye, di nuyu Maymouna Pouy, Modou Ndiaye ñu ngi lay bégee, Mamadou Mbeng, Demba Dieng, Mariam Sissoko ñu ngi lay ziar, Malick Diba maa lay bégee, Aziz Diaw, Lahat Gueye, Abibou Mbaye mon grand ñoo ngi lay bégee di la ziar baax, Cheikh Diop, Modou Kassé, yéen ñi ñu nekk nii yéen ñëpp di ñu suivre ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen màggal di leen ndokkeel ci ajuma ji di leen baal wax te di leen baal di ñaan yàlla boole ñuy jéggal. Ndiouf Mbaye maa ngi lay bégee, Lahat Gueye ak soxna Ndeye Fatou Diop, ma sœur Chérif Faye ñu ngi leen di bégee yéen ñëpp, Ibrahima Silla di leen ndokkeel yéen ñëpp di leen massaw coono. général Maysa Niang CMGA maa ngi lay bégee, ñoo ngi leen di massaw coono di leen ziar di ziar waa MPES yëpp jëf ak njariñ, ñoom Malick Diba, ñoom Ndeye Soukay, Maguette Sow, Aïda Mbeng, Cheikh Amar, Waaj Piis, Niass, yéen ñi ñëwoon vraiment yéen ñëpp ci manifestation bi. di remercier aussi ñëpp ñi déplacé woon Dakar bokkoon ci xeex bi. waaw ñoo ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay, di leen wax ne am na solo teewaay ba, am na solo manifestation bi, jële nañ ci ay jàngat yu baree bari yoo xamante ne bi képp kuy sénégalais tey bokk ci opposition bi mën nga fier, mën nga sant yàlla, mën nga xam ne bay nga sa waar ci li nga xam ne mooy toolu démocratie Sénégal. toolu démocratie Sénégal mooy lan? mooy nga gis ñuy bafouer sa constitution, mooy nga gis ñuy piétiner sa constitution, mooy gis nga ñuy nërmeel sa réew, nga jóg nga xeex. kon yéen ñii ñëpp dinu seetaan, Khadim Fall, Fatma Sall, yéen ñi ñu seetaan, yéen ñi nekk ci diaspora bi ak yéen ñi nekk biir Sénégal, yéen ñëpp ngàccee ngaalaamaa yéen. am ngeen fulla, am ngeen fayda, am ngeen jom, ndaxte xeexal ngeen seen réew, taxaw ngeen défendre aussi ay dictateur yoo xam ne dañoo toog di piétiner, di salfaañe wala ñuy football seen constitution. lan moo waral li nga xamante ne bi moom moo xewoon démb? li xewoon démb mooy président de la république, ku ci nekk xam na ko, moom moo fi teg benn projet de loi, jël avion ne dem yoonam. projet de loi moo xam ne àndul ak suñu démocratie, àndul ak suñu constitution, waxtaanu cee kenn, imposé ko majorité mécanique am nga xam ne mooy bras armé bi nga xam ne moo nekkoon biir assemblée nationale démb, sant bras armé bi nga xam ne mooy ministère de l'intérieur démb, bi nga xam ne mooy beneen bras armé bi nekkoon ci biti, ñuy dóor askanu Sénégal. loolu nag war na tax sénégalais yépp sant yàlla, ndax liñ ci soxla woon am nañ ko. mën nañ ne manifestation bi démb réussite la, ndam la. egguñu assemblée nationale de, c'est vrai, la tax egguñu fa. 23 juin bi mu amee, Ablaye Wade dafa bàyyi woon ñëpp manifester. Ablaye Wade est un vrai démocrate. Ablaye Wade luñ ko waay mënti waxal doo wax ne du démocrate. Ablaye Wade président bu am jom la, président bu baax la, président bu gëm réewam la. ndax lan ñu wax ko 23 juin Abdoulaye Wade bu ko neexoon mu def lii Macky Sall def, bu ko neexoon mu yóbbu ci 6 artères yi nga xam ne ñoo converger place Soweto, fu ci nekk stratégiquement nga yóbbu fa armée, gendarmerie ak police, ñuy dóor nit ñi lacrymogène, kon kenn du yegg si. mais Ablaye Wade deful loolu. Ablaye Wade bàyyi woon na Sénégalais yëpp ñëw buntu assemblée nationale manifester, ñu taxaw, ñu wone, ñu peser le pour et le contre. bi ñu xamee na loi am boobu baaxul, Ablaye Wade retiré ko. Ablaye Wade ngàcce ngalaama, yal na yàlla guddal fanam, ndax président bu am jom la. Ablaye Wade président de la république bu am jom la, am fit, ndax toog na ci réew mi. Ablaye Wade moom toog na ci réewu Sénégal, def na ticket 25%, bàyyi na population bi ñu taxaw buntu place Soweto manifester. bi mu xamee ne population bi d'accorduñ ci mu retiré projet bi. kon Ablaye Wade lu ko waaye mënti waxalit ngàcce ngalaama moom. wute naag ñu ñàkk jom ñi nga xam ne ñoo ne ci réew mi di daw, wute naag ñooñu. Ablaye Wade président bu am jom la, nañ ko ndokkeel, nañ ko féliciter, parce que nag histoire niñ koy mën a liire mooy da ngay mën a lire li nga xam ne moom moo xewoon démb ak li xew tey, ci ngay mën a peser histoire pour mën a xam kan moo ne ci dëgg. mais soo jëlee tey ñaari manifestation yi, ku ci nekk da ngaa bëggoon na bafouer constitution bi, c'est vrai, ci ñoom ñaar ñëpp
ku ci nekk ci ñoom ñaar dafa bëggoon a bafouer constitution mais Ablaye Wade au moins bi muy bafouer constitution bi bàyyi woon na sénégalais yi ñu dem buntu assemblée nationale wane seen naqar bi mu xoolee ne li ëpp ci li sénégalais yi dañoo bañ mu retiré ko ba pare mi ngi woon ci réew mi Ablaye Wade am na fit waaye ñàkk fit ragal jël say avion di dem ba pare jël say soldats armé leen ñuy dóor ab population boo xam ne ils sont sans défense. Macky Sall n'est pas un démocrate Macky Sall du démocrate te ab ragal la waaw su ñeme woon day toog ci réew mi may wax muy gën di wax lu muy wax il n'a rien à dire Macky Sall amul lu mu wax amul dara lu mu wax rien il n'a rien à dire man bu ma ko xoolee muy wax sax damay rus sax man damay sax rus il n'a rien à dire qu'est-ce qu'il a à manifester yow yaa ngi baare am mbedd yow baare ay yoon juróom-benn yoon yi war a dem place Soweto yëpp yaa ngi ko baare yóbbu fa police yóbbu fa gendarmerie yóbbu fa l'armée ñu armé wu ba yor ay gilet fer mel ni ca l'empire des Romains l'empire romano yi gars yi fer yi ñu daan sol moom la gaa ñi sol jàkkaarloog ay nit ñoo xam ne yoruñu dara lu dul seen loxoy kese ak seen téléphone mooy seen arme. Ablaye Wade nag vraiment maa ngi door a xam ne ngàcce ngalaama ku am fit la Ablaye Wade yàlla na yàlla guddal fanam malgré lépp lu mu mënti def luñ ko xeexoon ñun nañ xam ne Ablaye Wade ku am fit la Ablaye Wade góor dëgg la ku am jom la ndax malgré lu muy def lu mu bonoon ci Sénégal yi taxaw di ko xeex moom taxaw na dékku ko Ablaye Wade était présent au Sénégal taxaw dékku askanam jàkkaarloog askanam xool li leen naqari faj ko kon président Wade ku am jom la man du ma wax ak ku amul jom waaw man dootuma wax ak ku amul jom koo xamante ne bi day teg ay loi ci réewu Sénégal di daw di xalaat ne bu réew mi tàkkee nga sowe ak sa njaboot man du ma wax ak kooku man dootu amatuma lu may wax ak kooku boobu président n'est pas un démocrate ne mérite même pas ñu koy may sax ñaari seconde du tudd turam boobu njiitu réew man dootuma tudd turam njiitu réew boo xamante ne bi dangaa ragal dangay teg ay loi boo xamante ne bi loi bu transcendantale loi boo xamante ne bi mi ngi affecté avenir u Sénégal ban façon président la ñuy ami ëllëg nga teg ko ba pare daw dem sa yoon xalaat ne ay manifestation dina am nga daw kooku boobu président amatuma lu may wax ak moom waaw amatuma lu may wax ak moom li xew démb nag yéen ñëpp ko gis man maa nga fa woon suñu waa mouvement ña nga fa woon jàmmaarloo nañu ak ñoom taxaw nañu manifester nañu dóor nañu lu ay lacrymogène noyyi nañu lacrymogène yi jàmmaarloo kook ñoom bañ voté seen loi sans débat ñu dëpp ñibbisi jóge nañu njaareem gii ñu dëkk dem ba Ndakaaru ànd ak waa MPS jëf ak njariñ xeex ko ba mu mat sëkk ñu dellu si même bu ñu imposer seen majorité mécanique addina bi ñëpp xam nañ ne Macky Sall li mu def jubul addina bi xam nañ ne Sénégal amul démocratie addina bi xam nañ ne ab président dictateur la ñu am boo xamante ne bi dafa jóg pour toroxal askanam kon nag yéen waa Sénégal yéen a ci des y a pas photo jërul expliquer jërul dara li xew démb ñëpp gis nañ ko jàpp say opposant lu mat 20 opposant nga tëj leen ci kaso bi suba ba ngoon fanaanal leen foofu yaakaar ne loolu mooy sa ndam jàpp ay doomi Sénégal yónni sa l'armée sa gendarmerie ñu leen di dóor ay lacrymogène di leen dàq di dóor nit ñi ko jàpp ko torturer nit ñi loolu ban nguur la yow am nga bilan xam ngeen ne kii amul bilan yéen xam ngeen ne kii amul bilan yéen xam ngeen ko xam ngeen ne président bi amul bilan parce que su amoon bilan du taxaw di def yi muy def taf yëngal yi muy def waaye parrainage woo filtré woo signature 1% woo lu ko neex na def waaye dana fi jóge Macky Sall dina abale ci réew mi bay boo mu filtré bay boo mu 1% bay boo mu 5% lu ko neex na def mais Macky Sall dinañu abal ci réew mi waaw dinañu abal ci Sénégal te nag abal gi ñu abal nag leer na nañ Sénégal gépp a ko wàccu Sénégal gépp a ko yàbbi loolu xam na ko moom xam na ne Sénégal kenn gëmu ko xam na ne Sénégal kenn faalewu ko xam na ne Sénégal weddi nañ ko bu yàgg ba mu waxee te juróomi ati mandat la Sénégal pare ci moom day taf yëngal nii rek di xool nu mu fi moyee ci nguur gi mais munu ci dara parce que mënuloo utiliser Ismaïla Madior Fall mu lay tëggal ay système yoo xamante ne bi pour ngay bafouer di piétiner sa constitution Ismaïla Madior Fall mooy la honte des ministres
Ismaïla Madior Fall mooy la honte des ministres de la République du Sénégal du nitu dara. waaw man su ma xoolaan ab professeur boo xam ne juriste la un constitutionnaliste dama lay naw di la mais Ismaïla Madior Fall tax na ma yàbbi sax kuy juriste parce que lii affaire jaay doole la affaire baadoolo la waaw. loolu nag du tere sénégalais yi xeex lu ñuy xeex ñun li ñu tënk ak li ñu motiver dépassé na ay lacrymogène dépassé na ay fetal dépassé na ay dóor. gis nga gëm-gëm ak lu nit ki gëm ak lu nit ci xolam lu nekk ci xol nit romb na laa leen wax ay dóor. waaw Mahfous maa ngi lay bëggee di bëggee Malick Diba Abiba Modou Diallo ñoo ngi leen di bëggee yéen ñii di partager message yi yëpp ñoo ngi leen di ziar di kontaan Serigne Khadim Bousso ñun ñëpp ñoo ngi leen di ziar di leen magal di wax ne Sénégal moo am ndam di wax ne opposition bi moo am ndam ndax addina bi diaspora bi xool leen ñaata réew ñoo manifester démb. xool leen ko moom France bi mu demee ñu boole kooku ñu dem xëpp leen fariñ toroxal leen biir France loolu wone na ni sénégalais yi yàbbi nañ leen si sa biirum réew région yi ci Sénégal yëpp di manifester dëkk bi di tàkk yow nga tëdd yaak sa njaboot di xaar tëdd ci sa saal ne nii di seetaan gars yi parce que yor nga ay député yoo xam ne ay xar lañ. député yi nekk assemblée nationale mouvance présidentielle il faut ngeen xam ne ay xar lañu il faut ngeen xam ne c'est du bétail lañu ay pion lañ yoo xam ne poste bi ñu yore ak ndombo tànk yi ñu yore ak million bi ñuy fayee ko moo leen def moo leen transformé ay dag lañu ay jaami Macky Sall lañ yoo xam ne tekki wunu dara député yi majorité bi la tekki wunu dara njiit la mooy Moustapha Niass du nitu dara piétiné na assemblée nationale au Sénégal nu mu ko neexee fouetté na ko nu mu ko neexee moo fi dàqoon a saaga bu ñu wax kenn ne da ngeen a insolent Assane Diouf bee boo ñu bàyyi ko Moustapha Niass a fi dàq saaga na fi ba tey wax na fi imbécile wax na fi ay voyou wax na fi dooméram jël na fi aw xeer lu ko neex Moustapha Niass wax na ko fii ci réewu Sénégal te tey mooy président assemblée nationale Sénégal. Macky Sall lem na matlaam daan ne Abdoulaye Wade suuf piétiné constitution bi dañ koy dégager wax fi lu ko neex bàkku fi jël matlaam ne day fanaani assemblée nationale Sénégal tey kooku moo taxaw tey yor xilaafa gi yor renda yi taxaw di dóor nit ñi ak a saaga nit ñi. maa ngi leen di ziar yéen ñëpp waa Sénégal ak yéen waa diaspora bi daam boob di leen bëggee di bëggee bàcc ndaw Laxat Gueye ñoo ngi leen di ziar di wax ne ndamal Sénégal la démb li xew jërul ñoom xool leen tey dañoo mën a jubilé lu ñuy jubilé lan la ñuy jubilé loi boo xam ne yow député bi lu dul ab bouton lañ la wax bësal nga bës ko loi boo xam ne amul débat loi ñu voté projet de loi bu toll noonu sans débat li fa amoon ci suba gi du débat de loolu question préalable la te loi bi moo ko permettre député yi ñoom ñuy 125 ñii di 27 ñuy voté loi boo xam ne kenn amul sañ-sañu wax ci dans le fond. Macky Sall vraiment rusloo na Sénégal gàcceel na Sénégal gàcceel na boppam gàcceel na Sénégal toroxal na boppam toroxal na Sénégal ndax Sénégal li ñu perte démb ci xaalis li ñu yàq démb ci ay millions. ci xaalisu Sénégal ci ay lacrymogène ci ak ay policiers xam ngeen ne lii dara jaru ko ba pare kan moo tax ñu koy def ki taxoon ñu koy def jël na avion am ne dem yoonam tëdd France di gundaandaat quoi naan Macron damay recevoir fan la ko Macron recevoir démb da ngeen koo gis ndax yéen a gis démb Macron recevoir Macky Sall ñii dañu bàyyi li ñuy def pare nañu Macky Sall mënta wax ba gañewaat réew mi pare na yéen ñii ñëpp xam ngeen ne pare na kon yéen mbokku Sénégal yéen waa diaspora bi yéen waa biir Sénégal ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier ci ni ngeen def ñu naan population bi génnul génn nañ de préfet moo bind arrêté interdire af marche bi moo tax ñenn ñi génnuñu mais li ci waroon a génn yëpp génn nañu parce que préfet boobu du kenn ko dul dañ ko sant ñu naan ay woy arrêté Ousmane Ngom daal indil nañu problème arrêté Ousmane Ngom du dara arrêté Ousmane Ngom Macky Sall bu bëggoon a bàyyi askan wi manifester day wax arrêté Ousmane Ngom bi fële la koy football kuy football décision wu justice dafa faale ay arrêté Ousmane Ngom buñ ñu layati di ñu sonnal ci loolu waaye arrêté Ousmane Ngom laa leen wax buñ ñu ci sonnalati arrêté Ousmane Ngom n'a aucune valeur Macky Sall mi football décision de justice ARMP Cour des comptes IGE jàpp ay ministre am ak directeur am ne ko ñii dañoo sàcc alal réew mi mu football ko
kooku dafa faale ab arrêté boo xam ne ministre Ousmane Ngom ma ko defoon ay juróom-ñetti at wa ci ginnaaw. loolu du dëgg, c'est pas vrai, ay naxaate la. ñoom ñoo jël seen bras armé muy police ak gendarmerie sant leen ñu dóor sénégalais yi bu ñu leen mënoon a rey sax dinañ leen rey ndax jaral na leen ko. ñun nag demuñu foon pour taal réew mi, dañu demoon pour manifester, pour wax assemblée nationale député yi bu leen voté lii ndax ñi ngi piétiner suñu constitution. loolu la kenn warul autoriser ab président saa su ko neexee mu ubbi constitution bi, loolu la. du ay parrainage yi yëpp c'est faux, ay sóob la. constitution bi ñuy tijji moom la ñu bañ ndax constitution wu réew mi boo koy tijji da nga cee war a waxtaan ak askan bi. c'est ça le vrai sujet du débat, mais c'est pas ay 1%. fii ku fiy présenté wu di nga uti ay signature, amul benn problème loolu. kuy présenté wu rek mën nga uti ay signature, amul benn problème. defin bi la nit ñi di critiquer, c'est la forme, la façon de faire les choses ak arrogance bi nga xamante ne bi moom la nguur gi nekke ak di def lu ko neex ci sunu constitution. te sunu constitution Macky Sall donnewu ko ci ndey, donnewu ko ci bàyyi, ba war a tax mu ubbi sunu constitution 2016 di ko ubbiwaat 2018. amul benn réew bu ngeen gis ci àddina bi boo xam ne président bi dina ubbi ñaari yoon constitution bi ci ñaari at. constitution dafa war a nekk lu sacré, constitution dafa war a nekk symbole, constitution dafa war a nekk laytaayu réew. kenn waru ko jël di ko piétiner, di ko caxat-caxatee saa su la neexee nga jël ko dagg ci li la neex, tayaat tafaat ñu ñawalaat la nga demaat utiwaat leneen. pourquoi ça? comme le partage de l'Afrique. ñi ngi xas africain tubaab yi naan dañ ñoo partagé woon, dañ ñoo defoon comme gâteau. moom Macky Sall li mu def nii c'est le partage du Sénégal, ndax suñu constitution la jël daggate ko, dagg ci li ko neex, génn ci li ko neex, roof ci li ko neex. ban objectif la ci am? éliminer ay adversaires. éliminer kan? Karim Wade ak Khalifa Sall. mais nit ñaa ngi fi, ku mu mënti éliminer nañ fa ànd ak ñi ci des, nañ ko fi jëlee moom. ku mu mënti éliminer baax na. xool yaawu jaal sax bu Macky Sall daje woon ak moom nañ faral yaawu jaal. maa ngi leen koy ñaan yéen ñëpp li laay war a soli ngir jëmmi Serigne Bamba, ngir jëmmi Alaaji Malick ak maam boog Limaamu Laay. maa ngi leen di ñaan lillaahi wa rasuuli yaawu jaal laax bu desoon ci làmb ji, bu desoon tay ci xeex bi nañ leen faral yaawu jaal. bu desoon ci demande présidence de la République nañ ko ko jox te jël fi Macky Sall ndax jaru ko. wërta yor réew mi, mérité wul yor Sénégal. du président boo xamante ne bi nit ñi war nañoo am ci moom kóolu téef. dañ ko wàcce doy na sëkk, benn mandat doy na ci kii, doy na mënta yor réew mi. arrogance bi mu ci àndal, fayantoo président fayantoo bi mu ci doon, jàpp njàng mi yàqte ko ne piétique ne ko may wax. bi ma seetaanee vidéo am nag man nag est hallucinante, dama doon halluciné bi ma seetaanee vidéo mu naan bu leen neexee année bi na blanche. kan ngeen koy def bu leen neexee na année bi blanche. mais imagine leen yéen njiitu réew buy wax loolu. njiitu réew dina toogal jàngalekat yi di laaj loo xam ne seen droit la, loo xam ne 2014 lañ ko signé woon ba tey defoo ko ba noppi ngóol bi di ko naan leen bu leen neexee année bi na blanche. xam ngeen ne kii wërta yor réew mi mbokk yi. mbokku Sénégal, Macky Sall wërta yor Sénégal, mérité wul yor Sénégal. il n'a pas le poids, il ne fait pas le poids. man boog Macky Sall mënuma diriger, man mënuma yilif, parce que wonuma loo tax ma di ko def ko kilifa. wonuma jikkoy kilifa, wonuma taxawaayu kilifa, wonuma definu kilifa. kilifa dangay am doole ba noppi di jéggale, kooku mooy kilifa. mais jàkkaarloog sa askan yoruñu dara nga yabal say soldat sa bras armé ñu leen di dóor, yor sa majorité mécanique naan leen voté leen ma leen ñuy voté comme ay xar. loolu du kilifa de, loolu jaay doole la. Macky Sall day jaay doole askanam. waaw jaay doole askanam nag am na fu muy yem. fi muy yem mooy population Sénégal yemale ko fi. population Sénégal yéen la ñuy ñaan yemale leen ko fi. yemale leen fi Macky Sall s'il vous plaît mu jeex. coow li coono bi ñuy sonn ñi toog seen kër te ànduñoo ak moom ñoo ëpp. man xam naa ci dara, ñi toog ci kër yi te ànduñoo ak Macky Sall ñoo ëpp. seulement nag duñu génn parce que xalaat nañu li amoon démb, ñu bari xalaat nañ ko moo tax génn ñu. dañ ne jëlul may daw di dem ñu may dóor ay lacrymogène foofu ginnaaw moo yor majorité mécanique, naa toog sama kër rek xaar bu élection yi ñëwee ma jëlee ko fi, c'est tout. am nañu opté solution boobu, mais ñeneen ñu opté solution wu jàkkaarloog ñoom aussi nañ leen féliciter, parce que ñooñu opté solution wu jàkkaarloog ñoom ñooy tax ñeneen ñi mën a xam li xew. c'est important
donc ñi nga xam ne ñoo demoon ci front bi démb ñi nañ leen féliciter ñi toog ci seen kër aussi yor seen carte di xaar 2019 pour jëlee ko fi nañ leen féliciter parce que la seule solution le seul remède yoon bi nga xam ne mooy Sénégal mën nañ ko fa teg fi ñu toll nii pour ñu avancer mooy ñu jëlee fi Macky Sall basta dia doy na xam na ne pare na def nay sondage am def nay calculam xam na ne pare na moo tax muy jéem a ñëw constitution boo xam ne dina tax mu maintenir ci pouvoir bi pour jéem a ngoy ci nguur gi te loolu askanu Sénégal nañ ko xañ niñ ko koy xañee mooy jël seen pièce d'identité yi nañ ko dem jëli dem dax ko nañ ko jëli dax ko c'est très simple il faut pas que ñu koy may ay occasion yu mu jël amee kii non Macky Sall bu mu dem sax deuxième tour nañ ko dàq premier tour nañ fal yeneen ñaari nit man loolu laay ñaan askanu Sénégal premier tour laa Macky Sall bu mu fa sax xam na maanaam ñaar ñiy dem premier tour bu mu ci bokk ñaar ñiy dem premier tour ñaar ñi nga xam ne ñooy dem deuxième tour Macky Sall bu mu ci bokk ngir yàlla loolu rek mooy mbir mi nañ ko éliminer d'office su fekkonte ne bi moom li mu bëgg su fekkonte ne bi moom démocrate la su fekkonte moom bëgg na réewam ni François Hollande def lay def du ma présenté wu bii kat def naa 7 ans doy na sëkk gis naa ne Sénégal yi bëggatuñu ma kilifa da ngay am doole di jëlale loolu mooy kilifa da ngay man xam nga ku tedd ki Serigne Touba xeex naa ki noonam dellu si ñu def ko lu ne mu am possibilité fayu da leen a jéggal gis nga kilifa fañ lay wege di la def kilifa mooy ngay jéggale mooy nga am l'armée yor police yor gendarmerie yor assemblée nationale mën a def lu la neex nga baal gaañee bàyyi leen ñu manifester nga yaatal nga ubbeeku et puis nga toog ci sa réew nag am fit am jom comme Ablaye Wade man loolu lay xaar ci njiit bu deful loolu doo sama njiit man Ablaye Wade sama njiit la ndax Ablaye Wade bien que def na lu ma xeex mais Ablaye Wade amoon na fitu toog ci Sénégal de Ablaye Wade toogoon na ci réew mi de jànkonteeg gars yi ba pare ne ku bëgg a manifester demal nga manifester seetaat leen loolu mbir mi gaañ yi seetal moo tax analyser leen affaire bi gaañ yi bu leen nekk di reetaan ni rek naan gaañ yi de dóor nañ leen ay lacrymogène xamoon nañ ko de non c'est pas vrai lii dafa ruslu gàcce la ci Macky Sall gàcce la président bi nga wuutu def lu ni mel ci constitution bi askanam taxaw jàkkaarloog moom président booba ne bàyyi leen ñu manifester ba pare toog ci réew mi dékk ko ba pare bi mu xamee ne li mu def du yoon mu rocc ko kooku mooy njiit waaye mais jël sa avion daw jël say soldat di dóor sa askan loolu du dara loolu c'est rien du tout waaw maa ngi lay ziar Mor Mbengue Ndiaga Kane ñoo ngi leen di bëggee yéen ñu ni seetaan ñëpp ñoo ngi leen di ziar leen bëggee di kontaan ci lu ngeen di def ci partager message yi ci ngir askan bi xam ne li ñu def démb ndam la ndamal opposition bi la ndamal opposition bi la àddina bépp xam li xew ndamal opposition bi la Sénégal gépp xam li xew fi ñu toll nii Sénégal gépp xam nañ kan mooy Macky Sall xam nañ ne Macky Sall amut fit toog ci réew mi dékku ay manifestants sax ñemewu ko Macky Sall laa wax toog ci réew mi dékku ay manifestants sax ñemewu ko kon Idrissa Seck ngàcce ngalaama moom ñu ngi koy gërëm di gërëm Malick Gakou gërëm ñëpp gaa ñi fa demoon ñëpp di manifester gërëm nañ leen Abdou Mbaye tout le monde gërëm nañ leen parce que bi teew jotee teew nanu waaw taxaw nañ ci wane ne carrément d'accord ñu ci lii société civile bi kilifa bu mu meree askan bi non population bi duñu ay lâche kilifa man d'accorduma ak kilifa bu yanamaar lu ma wax d'accorduma population bi duñu ay lâche préfet moo gën a arrêté tere marche bi kon ça veut dire que ni ñu si bari xamoon nañ ne dañuy dóor ay lacrymogène bokkut ak Ablaye Wade manifestation wu Y'en a marre bi ñu doon def ak M23 boobu Ablaye Wade da leen a bàyyi woon ngeen génn ci mbedd mi bii nag dañ ne bàyyiwul kenn ñu génn ci mbedd mi kon y a une différence kon population bi du ñu ay lâche population bi ñi ngi toog ci seen kër di xaar 2019 ñu jële fi Macky Sall c'est ça te loolu na ko ñëpp bàyyi xel na ñëpp xam ne Macky Sall dafa war a pare il a assez démontré ses limites wane na ne c'est un président limité wane na ne président la boo xamante ne bii il est limité sa capacité intellectuelle sa capacité de gestion son esprit d'autocritique sa capacité de prendre de la hauteur yooyu yëpp Macky Sall daf koo manqué daf cee faible amu ci moyenne c'est un président dictateur c'est un président boo xam ne boppam lay xalaatul intérêt askanam ku ñemee dóor sa askan di la piétiner nii xalaatuloo yow avenir u askan waaw Cheikh Diouf maa ngi lay bëggee Daouda Mahfous ñu ngi lay ziar bu baax
Amary Diop ñu ngi lay bëggee mon grand di ziar Abdou Diop yëpp di leen màggal di wax ne combat bi dafa continuer lii démb lancement la rek première jéego la bi nga xam ne mooy précipité daanuk Macky Sall chitu Macky Sall déclenché na démb le 19 avril na ngeen ko jàpp démb le 19 avril compté leen ko fii ba le 24 février mooy déterminé jël Macky Sall te premier tour du bokk sax ci ñaar ñiy dem deuxième tour Macky Sall du bokk laa wax ci ñaar ñiy dem deuxième tour Sénégal gépp foo ci jël 10 personnes yoo jël 8 yi amuñu ànduñoo ak Macky Sall gëmuñu ko sax waaw gëmuñu sax Macky Sall wax doy na foo dem ci dëkk bi foo dem ci Sénégal démb ak foo dem actuellement nii ci réew mi Macky Sall doy na sëkk lan la doy na sëkk doy na sëkk ndax lan président la boo xam ne aw ay rek ngay indi ci réew mi bi nga nekkee président ak léegi li fi dee ci réew mi kenn ak ci bitim réew kenn xamul nu mu toll li dee ci diaspora bi kenn xamul nu mu toll bi président bi Sall nekkee ci président ak léegi li dee ci biir Sénégal ci accident ci ay mbir kenn xamul nu mu toll ci nguuram la ñuy sacrifier ay xale di leen rendi di leen sàcc di leen daggate ci nguuram ngay gis sacrifice yu dul jeex président Macky Sall jigut Sénégal président Macky Sall torox tànge la indi ci Sénégal président Macky Sall yokk na pauvreté Sénégal pour bëgg a jël ay milliards naan dafay def couverture maladie wala muy def bourse familiale pour bëgg nit ñi di gën a ndóol muy jël xaalis di leen dimbale Macky Sall toroxal na Sénégal mais dina torox il faut ngeen xam ko bu fi kenn jóg nag di lay wala ngay wax non Macky Sall toroxal na Sénégal te dina torox moom tamit waaw toroxal na Sénégal te dina torox buñ koy jàpp ëllëgi si biir di ko denc ci kaso bi bu fi kenn wax bu kenn wax ëllëgi si biir laa futuram mi ngi ñëw bu mu bett kenn Macky Sall ak Khalifa Sall ak fameem ak njabootam ak i mbokkam alali Sénégal bii ñu caxat-caxatee buñ koy jàpp ëllëg bu kenn wax loolu na leer de na leer parce que moomu réew mi dina wàcc dinañ ko wàcce te dinañ ko laaj dinañ ko auditer dinañ ko denc ci kaso bi waaw lii muy def nii nag Sénégal yëpp a ngi seen bët di xool yéen ñii ay sentinelle ngeen yéen ñii di partager message yi wala ngeen di ñu seetaan nii Dame Ndiaye Mahfous ak Thiès Diène Fatou Fall yéen ñi ñëpp ay sentinelle ngeen rek message yi ñuy partager ak li ñuy avancer nii ak li ñuy def nii ñun ñëpp dañ koy def rek parce que dañu bëgg nit ñi xam moo tax li ngeen di def am solo mais na ngeen xam ne le vrai combat mooy instant bii dès à présent nañu informer sénégalais yi dès à présent nañu dem si kër yi xamal nit ñi signature yi nañ dem uti ko signature yooyu tey nee na 1% la ñuy ut waaye li ma leen bëgg a laaj mooy 1% boobu tey suñu demoon tey ba li nga xamante ne bi ñoo parrainé Macky Sall parrainé Idrissa Seck ndax ñaari liste yi dañ koy éliminer loolu laa bëgg a laaj man xam nga nee nañ kenn ku parrainé Macky Sall par exemple amoo droit parrainer Idrissa Seck waaw ndax bu fekkee am na ku parrainé Macky Sall parrainé Idrissa Seck ndax ñoom ñaar seeni liste mook Idrissa Seck dañ leen di éliminer loolu laaj naa leen ko ñoom député yi voté loi boobu looloo tax li ñu voté xamuñ ci tous ñoom député yi ay xar lañ rek xamuñ ci dara. deuxième chose nee nañu 70 000 signatures la waaw ndax bu ñu amee 100 candidats ñaata lay doon 7 millions 7 millions de signatures fu ñu koy jëlee fan lañ koy bindee ak kan mooy saytu loolu. xam nga problème bi ñëwagul il faut nit ñi xam li nga xamante ne bi moom mooy problème bi ñëwagul problème bi mooy signature yi laa leen wax yéen a ngi may déglu Billy maa ngi lay ziar Mahfous Abdoulaye Diouf Aziz Faye ma ne 70 000 signatures laa wax boo ko multiplier par 1% mooy 70 000 signatures boo ko multiplier par 100 70 000 signatures boo ko multiplier par 100 7 millions la mais 7 millions fan lañ koy jëlee ci signature ci réew mi fichier bi li ci bindu sax matul 7 millions kon fan lañ koy jëlee donc il faut que nit ñi xam ne Sénégal ci boppam doonul réew moo xamante ne bi mën nañoo nax nit ñi Sénégal doonul réew moo xamante ne bi mën nañoo taf yëngal donc il faut ngeen xam ne Sénégal mënatuñ ñoo def loolu lu dëgg mënatuñ ñoo def loolu lu ñu xamut donc li ñuy def nii ay naxaate la conseil constitutionnel amul logiciel lu taxaw sax 7 millions de signatures muy toog di ko contrôler yoruñu sax logiciel yooyu na informaticiens yi wax kon dañuy nax nit ñi bëgg a yàq élection bi bëgg a yàq vote bi bëgg a saboter vote bi li ñu bëgg a def nii sabotage la na ngeen ko xam dañoo bëgg a saboter de xam nañ ne mënuñu ko
xam nañ ne mënuñu ko, xam nañ ne 1% des candidats ñëpp kenn ku ci nekk boo bëggee wut 70 000 signatures amuñu logiciel buñ ko compter, amuñu nuñ ko comparer. bu fekkente ne bii man damaa parrainé Macky Sall parrainé Idrissa Seck parrainé Malick Gakou ndax ñetti liste yi dañ leen di éliminer. kon opposition bi yéen ak indépendants yi ak mouvement yi jóg leen ngeen commencé dès à présent ngeen wax jeeg sénégalais yi. jóg leen dès à présent ngeen dem démontrer informer sénégalais yi ñun ñëpp bu kenn toog nañ informer suñuy mbokk dem ci seen kër yi wax ak ñoom xamal leen luy parrainage, xamal leen 1% yi lan lañ si jublu, xamal leen mbir mi naka la war a tëddee, xamal leen président bi électeur bi mu dugal ci article 57 tout Sénégal électeur, xamal leen ne prétexte la pour éliminer Khalifa Sall ak Karim Wade. il faut que ñu leeral askan wi ñi toog ci seen i kër yéen ñii xam ngeen moo ndaw Malick Diba yéen ñëpp xam ngeen waaw yéen ñëpp xam ngeen de. yéen ñi xamul nag seen rôle li laay war a soli bu ngeen defee loolu jaamu ngeen yàlla yéen ñii di seetaan yëpp kenn ku ci leeral benn sénégalais rek wala ñaari sénégalais ci mbir mii nu mu demee jaamu nga yàlla parce que leeral nga sa askan mbir mi nu mu tëddee. leeral nga sa askan Macky Sall ay naxaateem ak jéem gu muy jéem a ngooy ci nguurug Sénégal. kon nag ñoo ngi leen koy ñaan kenn ku ci nekk sentinelle nga dès à présent aujourd'hui tey le 20 man de xëy naa tey. képp ku ma mën a taseel pour convaincre la pour leeral dinaa ko def képp koo xam ne mun naa la woo aussi wax la ne la waa kër Macky Sall bu ñu la laajee sa carte d'identité bañal dinaa ko def. parce que nag duñu ko seetaan muy nax nit ñi nii taf yëngal piétiner suñu askan dëggate suñu constitution dóor nit ñi ñu koy jox beneen mandat mooy rey askanu Sénégal. Macky Sall am na beneen mandat mooy rey na askanu Sénégal am na beneen mandat mooy ñun perte nañu. ner nañ fee nekk juróomi at yoo xam ne ci ndóol ak souffrance la ñuy nekkee ak nguur gu arrogant ay ministres yu arrogant ay députés yoo xam ne ay xar lañu comme ay nag wutewuñoo nag yi xar yi ak bëy yi wutewuñu dara ak ñoom députés yi dara ñoo yam rek dañ leen di wommat xamuñu fu ñu jëm xamuñu fuy metti waaw. lii daal mooy mbir mi mbokk yi di wax ne ñu ngi remercier ñëpp ñi nga xam ne demoon nañ manifester. ñi nga xam ne demoon na vraiment man ñi toog ci seen kër aussi doon partager message yi doon jàllale si internet bi waa diaspora bi ñu ngi leen di gërëm continuer leen xeex bi ba le 24 février ñu wàcce ngóor si loolu rekk la mais du leneen mais kontaan nañ ci ñëpp macha allah ndam la c'est une victoire de l'opposition parce que askanu Sénégal ak diaspora bi ak communauté internationale xam nañ ne Macky Sall du nituk dara xam nañ ko waaw. kilifa diine yi xam nañ ko église bi ñaan na kilifa diine yi ñaan na faalewu ci kenn moo tax yéen ñii topp des fois ngeen topp seen sëriñ yi naan nangam sangam sëriñ bi nee na nangam sangam sëriñ baa ngi nii xalifa yi wax nañ Macky Sall faalewul benn xalifa li nga wax faalewu ko kon bu leen ñu rayati di ñu waxati naan ay sëriñ mi nii non faalewut seen i wax ku faalewut waxu sëriñ yi faalewoo église bi koy faale. ñun ñii ngay faale personne lambda yi sama genre gii nga xam ne bu ñu leen mënee rey sax dinañ leen rey askanu Sénégal jóg leen ñu jële fi kii wax ji loolu la jóg leen ñu jële fi Macky Sall. association karimiste yi ñi nga xam ne ñoo ànd ak Idrissa Seck ñi nga xam ne ñoo ànd ak Khalifa Sall ak Barthélémy Diaz ñi nga xamante ne ñoo ànd ak Malick Gakou ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñëpp kenn ku ci nekk candidat boo mënti àndal ak moom ñi ànd ak Abdou Mbaye dem leen ngeen xeex ngir élection yi résultat yi génn ñu yóbbu ñaari président yeneen yu bees nañ leen yóbbu. Macky Sall moom bu mu bokk sax ci ñiy dem deuxième tour bu mu ci bokk ndax boo mérité wu kii nga xamante ne bi sawaay mais mu jël avion di daw por favor madre mia yow sa askan di voté loi bu rëy boo xam ne avenir u sa réew ci la toll nga jël avion di daw naan damay dajeek Macron ana Macron non ñun président bi ñoom daf ñuy fontoo mbokk yi non président bi ñoom day fontoo Sénégalais yi dëggantaan nag leer na nañ ñi que ni day fontoo Sénégalais yi waaw. ñun nag mënuñ ñoo xoqatal ñun mënuñ ñoo saaga bañ faale leen mënuñ ñoo napp bañ faale leen li ñuy def lépp ñu ngi koy gis man moom menaces yeeg woote yeeg message yi may jot ci messenger bi di ma saaga di wax lu ne ñu ngi koy gis dañ leen a faalewul information bi ni muy jàllee rek mooy
askan bi mbooloo mi kenn ku ci nekk nga xam ne sentinelle nga jéemal sax convaincre 10 personnes jéemal informer 10 personnes ci njombay Macky Sall ci xam ne Macky Sall du président bu mat njiit. bu matoon njiit day toog ci réew mi fekke li xew démb bu matoon njiit day toog ci réew mi fekke li xew démb mais lim def moo lay wan ne kii matul njiit waaw lii rek moo doonoon wax ji mbooloo mi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaw di wax ne bëgguñu yàggal ndax ajuma ji ñuy waajal mais ñu ngi leen di ziar yi ñëpp di leen ñaanal yàlla yéen ñi ñëpp Alain waaw dër bi Fall ñu ngi lay bëggee Mahfous Bàcc Ndaw Malick Diba waaw MPS forever waaw waa MPS yëpp ñu ngi leen di gërëm ndax démb teew nañu jàkkoonteeg lacrymogène yi noyyi ko jànkoonteeg policiers yi te yoruñu benn arme yoruñu benn ngànnaay pacifiquement la ñu demoon waaw ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp di leen ziar di wax ne information bi mooy jëli carte d'identité yi information bi mooy ñu dàq Macky Sall bu mu bokk sax premier tour bu mu dem ci deuxième tour ñaar ñi koy xëccoo ngir yàlla bu mu ci bokk waaw vraiment parce que ñun doyal nañ sax gis nañ li xew lépp gis nañ ko sur le plan juridique Macky Sall piétiné na suñu constitution faalewu ko sur le plan économique Macky Sall lebi na xaalis garantie Sénégal ba fileeg téeméeri at ñun ci fay bor la ñuy dëkkee sur le plan économique gisaat nañ tamit Macky Sall ci wàllu corruption njabootam ak famille mag waa këram xaalisu Sénégal bi caqat nañ ko sur le plan de la santé gis ngeen acteurs de la santé yi ñu ngi manifester ñu ngi ci mbedd mi kenn kontaan couverture maladie universelle bi ñu doon wax dara du ci dëgg sur le plan de l'éducation xool leen enseignement bi yàqu na nee na bu leen neexee ngeen année blanche sur le plan du développement local wër leen ci Sénégal dem leen ci gox-goxaat yi dara amul àll yaa ngi noonu amul courant amul ndox amul dara amul yoon amul tus région yaa ngi nii mel ni Diourbel mi ngi nii tus amu fi dara amu fi ngay fali nit di fal ñuy jàpp sa askan di leen toroxal jeex na sëriñ bu fi wax faale woo ko naxe leen naan damay defaraat réhabiliter sur les foyers religieux jeex na amul leneen kon mbokku Sénégal Macky Sall pare na moom xam na ne pare na moom ci boppam à son intérieur xam na ne pare na de xam na ne ñàkk na réew mi xam na ne ñàkk na confiance su Sénégalais yi xam na ne Sénégalais yi goqi nañu ko moo tax mu def lémb li mu def man su ma ko xalaatee ay ree damay jàpp ndax góor gi sax Ablaye Wade sax ndeysaan am na fit Ablaye Wade mbokk yi Ablaye Wade am na 90 ans mais Ablaye Wade bàyyi na Sénégalais yi manifester ba pare mu toog ci palais bi mais yow ngay daw looy daw am nga fit ñeme nga toogal ragal rek mooy def li mu def nii utiliser bras armé moom réew moo ci gis président ba di jël police ak gendarmerie ak l'armée di dóor la ñi bu ngeen ko seeti au fond de lui ab ragal la président bu am fit day mel ni Ablaye Wade daan ne Sénégalais yi dem leen ngeen manifester ku bëgg a manifester ba pare toog ci palais bi di seetaan toog seetaan ba gis ne moom kat ñii di manifester ànduñoo ak moom mun a retirer naa loi bi yéen a am dëgg loolu mooy njiit loolu mooy président bu am jom loolu mooy président bu am fit loolu mooy président boo xamante ne bi jar na naw man naw naa Ablaye Wade de daf nay njombe nag ñu jële ko fi mais naw naa Ablaye Wade ci jomam ci fulaam ci ngoram ci ñemeem loolu mooy njiit mais jël say bagage di daw di sonal nit ñi may wax ngay bàkku lu muy bàkku lan lay bàkku lan lay jubilé fii qu'est-ce qu'il a à jubiler voilà donc lii rekk la mbokk yi bëgguñu guddal ndax jumaa ji ñu ngi tuubal di jégalu xam naa ne di leen jox rendez-vous ba fan yi bu soobee yàlla mais ñi ngi kontaanoon ci ñëpp ñi ngi bëgg ci ñëpp di wax ne macha allah Sénégal population bu mature la Sénégal population bu mûr la Sénégal population bu gëm boppam la Sénégal population la am boo xamante ne bii ku bëgg lu baax la ku bëgg réussir la ku bëgg réew mi avancer la ndax bu doon population bu mool kon nit ñi dañuy toog di seetaan muy def li ko neex te fii kenn du ko seetaan muy def li ko neex Macky Sall ak waa këram nañ ko xam fii ba ñuy daanu 24 février nañ xam ne kenn du leen seetaan ñuy def lu leen neex dinañ ko jàmmaarloog ñoom ci par A ou par B ñin mën a rey nañ leen rey mais ñi ci dund dinañ leen daaneel kuñ mën a rey nag nañ ko rey kuñ mën a liggéey dinañ la jéem a liggéey
kuñ mën a rey dinañ la rey kuñ mën a accuser dinañ la accuser kuñ mën a taqal dinañ la taqal pour jéem la fay jëlee mais toujours dana des yeneen doomi Sénégal yoo xam ne dinañ jàmmarloo ak ñoom ba daaneel leen ci suuf te yéen ñii ci ngeen bokk yéen ñii ñëpp di seetaan ci ngeen bokk waaw. yal na nu yàlla defal tawfeex yal na nu yàlla may jàmm yal na nu yàlla defal sutura yal na nu yàlla may ndam ci li ñuy xeex. nañu continuer am jom bëgg lu baax nañ continuer gëm suñu réew nañ continuer bëgg Sénégal nañ continuer xam ne Sénégal baayu Macky Sall wala yaayam wala ay maamam moomuñu ko ñun ñëpp la ko suñuy baay ak suñuy maam ak suñuy yaay moom tabax na xam ne Sénégal ay kilifaa ngi fi woon di xeex ñoom Lat Joor dañoo xeex ba jóge fi ba wàcc ñoom Seexul Xadim dañoo xeex ba wàcc ñoom Senghor ñoom Lamine Gueye dañoo xeex ba wàcc Abdoulaye Wade dafa xeex ba wàcc ñun ñi dañuy xeex kon na xam ne moomut Sénégal Sénégal am na histoire Sénégal am nay jaar-jaar Sénégal am na fu muy jaar booba Macky Sall moom juddoogut kon na xam ne day dem jóge fii na fi bàyyi woy nag mais yàqal na boppam Macky Sall moo nekkoon le président le plus jeune de l'histoire du Sénégal mais mooy le président bi gën a yées ci histoire du Sénégal Macky Sall moo gën a yées Senghor moo gën a yées Abdou Diouf moo gën a yées Ablaye Wade te kat ñooñu ay vieillard lañu soo demee yow ba nga xamante ne bi gestion wu vieillard yi sax ñoo gën sa gestion nga war a yërëm sa bopp man damaa yërëm Macky Sall waaw yërëm naa ko wallahi azim yërëm naa ko ndax man su ma doon président Sénégal du ma def li muy def nii billahi wallahi tallahi su ma doon président Sénégal du ma def jëf yi muy def nii jëf yu bon la jëf yu ñaaw la jëf la yoo xam ne ab démocrate du ko def ku gëm boppam du ko def ku am fit du ko def ku gëm sa réew wala nga bëgg sa réew doo ko def waaw. ñoo ngi leen di gërëm nag vraiment macha allah encore une fois di leen tuubal di jégalu di leen jox rendez-vous beneen yoon bu soobee yàlla soxna Aïssatou Diallo maam Saliou Sène ñu ngi lay bëggee Titi Camara Malick Diba waa di la gërëm encore une fois di gërëm MPS yëpp gaa ñi déplacé woon macha allah ci manifestation bi di gërëm opposition bi di gërëm indépendant yi di gërëm société civile bi Y'en a marre M23 yéen ñëpp ñi jot a génn foofu noonu xeex brader décision bi ñoo ngi leen di gërëm parce que nag Sénégal Macky Sall moomu ko ay député moomuñu ko ay ministre moomuñu ko ñu leen ëppam njàng ëpp leen xam-xam ëpp leen i conviction ëpp leen xaalis ñoo ne ci réew mi te ñu ngi toog di sukk ko raam ñoom ñuy balballu ni ngand lu yaakaar na ñoom ay duñu nitu dara waaw na ngeen ko xam waaw ñoo ngi leen di gërëm bu baax bu sa jaañ ma sœur ñoo ngi leen di bëggee yéen ñëpp ñi partager message yi ñi aimé ñi bind nii di waxtaan ñi participer yéen ñëpp ñoo ngi leen di bëggee di leen ziar di leen ñaanal yàlla képp ku fi nekk na xam ne jihaad nga nekk yaa ngi jaamu yàlla ndax yaa ngi liggéeyal sa réew yàlla na leen yàlla defal tawféex kenn ku ci nekk ca fa nga ne ca réew ma nga ne ca continent ba nga ne ngal na la fa yàlla may ndam may la fay xéewal ba nga mën a continuer yor sa njaboot ba nga mën a continuer di défendre sa réew yàlla na leen yàlla dimbale ba ngeen continuer ak seen indépendance ndax moom sa bopp dafa neex Youssou Ndour roy na ko de moom sa bopp moom mi ànd ak ñoom xam na ne dafa neex waaye député yi ku leen xool démb xam ne moomuñu seen bopp ndeysaan da nga leen di yërëm xam ne moomu leen seen bopp dañuy voté malgré nañ voté malgré ndax moomuñu seen bopp moom sa bopp dafa neex maa ngi leen koy conseillé fexe leen moom seen bopp fexe leen am lu ngeen di dundee fexe leen am seen liggéeyu bopp fexe leen gérer seen bopp ba kenn du leen jiital kenn du leen defam xar di la dóor ngay daw fexe leen moom seen bopp mbokk yi fexe leen am seen indépendance économique fexe leen liggéey kenn ku ci nekk ci yéen ñi maa ngi lay ñaan lillahi wa rasuli góorgóorlu leen ngeen am liggéey am seen koom-koomu bopp ba kenn du leen noot kenn du toog ci seen bakkan bi lu jara xeex la xeex ba kenn du toog ci sa bakkan bi lu jara xeex la indépendance lu jara xeex la ku xool député yi démb gis leen ñu mel ni ay xar ak i bëy ki nag nga gis leen nii ñu leen gurgure noonu ñuy wax loo xam ne dara du ci dëgg nga xam ne moom sa bopp a neex moom sa bopp a neex waaw même sa bopp a neex waaw ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp vraiment di leen jaajëfal waaw merci beaucoup merci one love incha allah ba fan yi jërë ngeen jëf waaw bëggee nañ leen bu baax bëggee nañ leen ñëpp wàllu njaareem ñu ngi lay bëggee di bëggee Sayda Fatou Thiam Lamine Ndiaye ñëpp ñu ngi leen di bëggee di leen ñaanal yàlla jox defal leen tawféex yal na leen yàlla may jàmm yal na leen yàlla suturaal may leen ngeen moom seen bopp surtout moom sa bopp bàyyi leen xel bu baax baat bi ma leen wax maa ngi leen di ñaan moom leen seen bopp bu leen dépendre ci nit de ku dépendre ci nit di nga torox yàlla rek moo fi ne yàlla rek moo yor jaam ñi
bu leen dépendre ci kenn wéeru leen ci yàlla tabaraka wéeru leen ci moom moo yor nit ñi moo yor jaam ñi mooy wërsëgale mooy joxe ku wéeru ci yàlla rek di nga am ndam te ñun ci yàlla lañ wéeru ak Seexul Xadim miinu yaakaar moom lañu wéeru yaakaaruñu Macky Sall yaakaaruñu ministre am yaakaaruñu kennam yaakaaruñu daraam bu ko neexee buñ ko teg bët ba ilaa yow mi diine Macky Sall bu ko neexee nañ daje yomal xiyaam moom Macky Sall bu ko neexee nañ daje yomal xiyaam man bugguma ko gis sax bugguma ko gis ndax il ne m'inspire absolument rien il ne m'inspire que du désagrément il ne m'inspire que de la compassion dama koo yërëm man dama ko yërëm waaw ñoo ngi leen di tuubal vraiment di jégalu bu baax waaw di leen ziar yi ñëpp waaw maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla waaw tawfeex ak taysiir waaw di leen jox rendez-vous ba fan yi incha allah ñi ñaan yàlla defal ñu tawfeex sans def daare ni ci suñu réewu Sénégal jërë ngeen jëf